bi nga xamante ne bu tayee mu sol 42 bu subaa mu sol 35 bu subaa mu sol leneen. est-ce que su demee ba am 31 dina ko mën a gérer. loolu waxin la Baye Demba déggoon na ci fi ma koy laajee. mais beneen bi ci des mooy tamit Baye Demba daf ci am ñoo xamante ne góor ga ñu nekkal attanuñu ko xëy na yow xam nga fi ma bëgg a waxee. ci lu wér. est-ce que ñooñu noonu traumatisme boobu di leen jàpp du dem a dem ba yóbbu leen ci ñoom itam wàllum sëy moom dootuñu ci waxati dara. wala jigéen ji nga xamante ne dafa nattul woon la muy taseel avant mu cee dugg. waxin la nag dégg na laaj nañ ma jéggal xam nañ ne tàmm ma waxee nii waaye tey faaw ma laajee nii parce que yéen a ma yónni yàkkamti ma. ki nga xam ne dafa foo ba xëy yem ci kenn te natt ko woon. dugg ca dem ba ca biir mu wóor ko ne lii du la ko mën a jox la muy satisfaire. kooku Baye Demba ban lan lay dund. day dund lu metti am na lu yonent bi waxati la damay bañ ñu ne Demba wax na jeeg ju ndaw ji nañ ma baal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ko ñëw ni ko man de dama amoon soxna moo tax nga gëj ma gis mu ne ko gëj naa la gis mu ne li tax nga gëj ma gis dañ ma mayoon soxna mu ne ko xale la wala jànq la wala du jànq mu ne ko jeeg la mu ne ko mënoo woon takk xale mu lay foye nga di ko foye waxu alayhi salaatu wassalaam la yaa koy xóotal fi nga koy mën a xamee am na téere bu ñu wax rawdul aatil téere bu jafe la bu jafe laa wax nii yaa ngi may dégg nee na sàkkara bu normal day nekk fukki baaraam ak ñaar boo ko seetee day nekk 21 centimètres mu ne buy tuuti ba nga xam ni motatul ñeenti baaraam xam nga lii boo ko mesuré 7 centimètres bu motatul 7 centimètres gën a suufee loolu mu tuddee ko laa xayra fi nisa lii ma lay wax mu ngi ci rawdul aatir neel beneen bi comme ni yonent bi ni takkal jànq dof la li nga yor li mu toll lay xam wala ndeysaan xam nga luy tax jàngee la daloon sunu benn mbaa bu giir de ba daje kafaagom day loolu beneen domaine la waaye liy tas jàng yi bu dajeeg yeneen jeeg yi ñuy waxtaan waaw man maara day taali lii ki lii laakalaa lii mu xool ni moom gisu ko loolu dina tas ay jàng waaye bu dul woon loolu du ci xam dara ndeysaan du ci xam dara wallaay ndax dégg nga li ma la wax wallaay loolu am dal na nag soxna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ku ni waaw ñëw ni yonent bi waaw waa jigéen bu géntee comme li góor di gént mani yu génn ci moom ndax dina sangu kenn ci soxnaam yi daal ni ko jógal foofu ndax jigéen day gis li góor di gis xam nga ni kooku xamagul noonu mu demee ndeysaan ci la ko yonent bi ni déen kooku day sangu ndax ni ñëpp gis la gis waaye danaa la xamal lenn góor li mu yore dina tuuti na wuti jànq ndax boo jëlee jeeg boo xam ne gaal jéeri la duubal machine nga daal di koy jël nga daal di koy jël te yow yoroo sax 8 centimètres yu mot fekk ki ko yoroon 20 centimètres lay yore wala 21 xam nga ni kooku du yëpp booy waxtaan ak moom day jël du ko ganaar def ci noppam di jurgóotu kooku neexul wallaay bul dugg ci loolu wallaay dëgg la te li ma la wax am na ndaxte aussi dàll wu nekk ak tànk ba koy solal wallaay dëgg la boo demee ci téere bu ñuy wax asraarul jima secret sëy la tudd téere bu am solo la ci sunna rek lay wax asraarul jima boobu dafa wax ni am na benn waay dafa am 4 jabar waaye la mu yor dafa rëy gudd dëgër boole ci nag kët bi mu ko defee coow la bari ñooñu dañuy jooy ñu ñëw xaadi imaam tas sëyi bi ñu tasee sëyi am benn gaal jéeri gu toog fee daal ni waaw ñii lu ñuy tas seen sëyi nii di dem ñu waa ji li mu yore dafa gudd dafa dëgër dafa baax mu ne la looloo may arrangé man kooku laay wër bi mu ne kooku laay wër bi mu ñëwee ci moom mu ne ko man daal maa ngi yow laa doon wër mais may nañ ko te la mu teg ca wax ja dani man ku am toogukaay laa ku am yegsi laa maanaam dafa rafet am toogu mu ne kii laa doon wër mais bañ ko mayee jural na ko juróom benni doom dem leen ci asraarul jima ci page 7-8 di nga ko fa fekk du gis nga li ma lay wax bu baax aussi wàllu ngóora ak wàllu njigéene jarul di nëbb boo demee ci asraarul jima page 6-7 di nga fa fekk
mbooleem nu mu tuddati salaf saalih maanaam ñu baax ñi woon saxaaba yeeg ñu am ñi maanaam musuñoo julli ci seen julli ñaanuñu yàlla seen ngóor a yokk. d'accord merci beaucoup mbokki auditeurs yi yéen a ngi déglu RFM 94.0 ñu nuyu Fatou Mboup Kébé ak ñëpp ñi nga xam ni ngi déglu Khadija ak. Baan waaw ñuy déglu Mbour de toj na moom. waaw Mbour. ñëpp nga daje ca mbedd ma di la déglu. waaw ñëpp ay déglu réew mi yëpp yow réew mi yëpp ay déglu. te masturbation bi jot naa ci ay messages yu bari. am na ci ñoo xam ne nee nañ sunu masturbé wu du ñu mën a tëdd nelaw di ay góor ak ay jigéen. ci lu wér di ay góor ñii seen jëkkër yi nekkuñu fi. ñii ay célibataire lañu. ñii seen jabar yi nekkuñu fi. waaw mais fan la góor di toll ba nga xam ne su masturbé wu wala nit fa muy toll su deful masturbation du mën a nelaw te loolu noonu ngaañ yi ci nekk waxuma la sax daan yi la sunu borom nar a daan. waaye ngaañ yi ngay ngaañ. sa bopp est-ce que du delloo sa sàkkara ginnaaw di ko wàññi. non xam nga sàkkara bu xasee am nu mu toll. waaw jóg bàyyi manqué wee wàññeeku du am. sàkkara bu jógul du mel na mu war a mel. dafa mel na rek tëggkatu tama. lu mu rakkaaju lu tama ja dag rek la ca tubee ja dag na lu ko. déedéet bilaay tey am nañ gan. déedéet dama bëgg ngeen déglu ma. loolu mbokk tàmm la. loo tàmm am na ñuy am ay soxna. te du tere dañuy jëflante ak ay soxna. ba pare na bu dem ci biir duus yi di mballu. wala nga gis koo xam ni dafa am jëkkër ponkalam góor ni ci koom gong du rek la ay affaire am muy toog ci ay 16 12 di masturbé wu pour mën a jot boppam. waa kay parce que li tax ma bëgg looloo la woon ni day yàq. fi nga duggee noonu xam nga lu tax mu neex ma. dañu mus a am maag Ndoye Bane benn kii bu ñu mus a woo mu ne moom. borom këram dafa tukki woon bay soog a ñibbisi mais borom kër gi comme kër gi étage la dafay nekk ci suuf. di ko woo téléphone naan ko noo tëddee loo sol loo def maa ngi ñëw. est-ce que Baye Demba tamit ngóor a dëggantaan xel mi du dem ba mu jóge fa tax mu indil la yeneen problème yoo xamante ne bokk ca woon. mbiri xel la yow itam. wax naa la ko sax effectivement. gisoo jigéen. day yoom ni góor di yoome. loolu lu ma intéressé la parce que jigéen ñi loolu nag moo jara jigéen ñi nag Baye Demba jigéen ñi dañ la bind lettre. tëjuñu ko dugaluñ ko poste yóbbuwuñ ko fenn man lañ ko yónni. Baye Demba ndekete yootee. Ndakaaru toj na toj gu garaaw a garaaw Sénégal toj na toj gu garaaw a garaaw li ma waxoon sànq sëñ Babacar ci laay jël si waat réewum teraanga réewum sutura réewum maslaa sa yaay dafa am sujet tabu mënoo ko wax ak moom danga naan awma xarit wala kii sama rakk la mënuma ko wax ak moom mais Baye Demba ndekk jigéen ñu baree bari ñi ngi sëy di jur ay doom mais mosuñu xam lan mooy bànneexu sëy loolu laa lay wax jigéen day yoom ni góor di yoome yoomu góor nag jigéen formam moo ko may sutura. waaw ba kenn du ko xam. kenn du ko xam bu biir bi wéree. day am ay doom. day am doom di nga gis jigéen ju am fanweeri at ci wàllu sëy. fekk musul daanu. waaw. da koy dégg rek xamu ci dara. bu fekkee ni défaut bi ci jëkkër ji la jóge nga xam ne la mu yor amul solo. wala. mënul booram mënul ngawar du cavalier du sooke bu am solo du messi daal du messi dégg bu boobaa ñooñu ngay gis ñu tas wala seen jëkkër dee ñu am fële waajoo xam ni dafa mën booram xam point bu muy dóor mu abandonné gone yi parce que lan mu jël caabi bu ko nee réll ndaw si ci gis nga bu ko wonee taxi bay as yàlla xam na ni ndaw si mooy toog ni yàlla mi ma doon seet nekke mu ngi billaahi moo tax c'est très dangereux il faut nga xam ki ngay nekkal du gis nga li ma la am na ku musa ñëw yonent bi daal di koy kalaamee ni ko man sama jëkkër du ma satisfaire dañ koy tas dëgg la jigéen satisfaire ko dafa bokk ci sarti takk ko mais góor ni muy yoomee lan la siddit bi mooy biir yuuru bopp bi programmé wul ngóor gi kooku du mën a nekk góor ba ilaa yow mi diin xanaa ñu opéré ko delloo ko te déggaguma ko mais bu fekkee ni jigéen la mbir mi mbiri xel la
moom it malformation la am ci yuur gi dafa mel na nga jël lu nekkul ci disque dur bi rek nga yore sa souris di cliquer doo gis tos parce que nekku fa loolu laa bëgg a xam ni loolu scientifiquement dañ koy démontrer muy ngóora muy jigéene siddit la doom bu noppee yëg rek yoom ñëw na ci wolof ndeysaan kon ñi ñuy def mooy mami mooy dañuy déglu Jeanne Jeanne Diaw sexologue ñëwaat li macha allah assuré bu ngeen bokkee ci lal bi da nga ko war a assuré mais man li muy wax nii dama ko vivre daal ndax dama amoon sama benn ku ma nekkal nii sax dafa amoon jabar ji bàyyikaat juróomi doom te jabar ji bi muy dem ndeysaan ku bëggoon ba bëgg a dee ku góor gi mu daal di ki ne ci bopp bi dootu tëdd ak jigéen 5 ans nekkul la kenn man nii rek laa daje ak moom ci benn fête nii rek suñu ñeenti bët yi daje rek mu mel ni yàlla moo ñu boole dëgg la bi mu ñëwee nag seet si ma ci kër gi biñ ko indee mu seet si ma mu daal di may wax ay problème am ni ko mais garaawul mais biñ njëkkee nekk ci lal bi daal dama ne woon sax day kaf biñ njëkkee nekk ci lal bi ma gis daraam jógul yëpp seet ma daal ne lii de comme bëgg na ma man dinaa ko dimbali jigéen day dimbali góor ci lal bi waaye tëdd ak sa far wala sa jëkkër nga wan ko ginnaaw di ko wax yu tàng loolu sax a raw xala macha allah fi mu nekk nii kay waxatul. c'est fondamental ci problème bi mais comme duñ ko waxtaanee comme aussi dañu nekk ci milieu boo xam ne dundee wuñ ko fay difficile day ñëw nit ki day ñëw pour wax ne dama tële wala dama bëgg naa def mais mu jékki-jékki nooy mais li ñuy fàtt mooy problème affectif c'est-à-dire li nga xam ne nit ki noonu la juddoo dama lay wax loo xam ne c'est clair am na loo xam ne affection boobu am na loo xam ne yàlla def na ko ci nit muy góor muy jigéen mu ngi commencé ci biiru yaay lii ci biiru yaayam bu yaay ji stressé wala mu nekk ci endroit bu am bruit daf koy coupé bu yaay ji duggee ci endroit bu calme nga gis xale bi daal di bàyyi wala mu commencé raay biir bi nga gis liir bi su juddoo mu c'est pas parce que dafa xiif moo tax muy jooy mais nekk na ci endroit boo xam ne xamul lan la su stressé lan lay def liir bu stressé lan la ñuy def pour mu nopp bu dee jigéen mën na ma ne dama koy nag ma ne ko bu dee papam nag lu muy def bu dee góor nag dañuy wax ne dañ koy def ni pour mu noppi mais dañ koy caresser te gis nga booy caresser booy raay liir gis nga nu muy nopp nga teel a yëkkati sa loxo mu gën a yuuxuwaat dafay jël temps ba pare gis nga booy wax ak moom ni boo koy woyal gis nga ni ngay def sa baat parce que yaa ngi bëgg li ngay wax mu am lu mu à un moment donné day jël temps te bi day nopp bu noppee nelaw fa mu nelawee l'enfant est rassuré xel ba dal na mu nelaw loolu état boobu du mës a dañ ci doomu aadama ba ñuy dee 10 ans am 20 ans am 50 ans am 90 ans c'est la même chose du xaalis mooy rassuré nit te góor ak jigéen a ko tolloo du xaalis mooy rassuré nit du oto du kër du yére yu rafet c'est li nga xam ne moo lay rassuré ça passe par le contact physique boo demee liggéey def yëpp sa biir kër yëpp sotti ngeen am yëpp soxlawu leen dara te amu leen contact boobu di rassuré du sotti jigéen ñi toujours jigéen dañu soxla koo xam ne daf leen di donc dañ koy xaar ci seen jëkkër mais duñ ko wax de ñu ngi xaar nag jëkkër ji wàcc xool leen deviner yëpp dugg ci seen xel yëngal génnaat daal di xam li fa nekk te duñu ŋaang duñu wax seen bopp c'est pas possible il faut ngay wax say bopp sa bopp pour que nit ki xam la gis nga loolu ci jigéen mu ngi ci góor il a besoin d'être rassuré gis nga dañu nekk ci société boo xam ne bés góor gi am na jabar de mais bu génnee taseeg jigéen bu ko rassuré daf koy takk góor ak jigéen a ko tolloo waaw fondement boobu nit ki bu ñëwee ne dama tëlee nga jox ko garab te fond boobu réglé wu loo du ma problème érection bi nga xam ne du jóg su soxlaa jóg te nit ki dafa soxla lu ko rassuré pour mu jóg dañuy wax relation sexuelle affaire relation sexuelle la ñuy wax fii sexuelle bi bu amee problème foog nga dellu si ci relation bi mooy lan mooy communication ñaar la li ñuy laaj ci jigéen loolu la ñuy laaj ci góor li nekk si communication démarche individuelle la c'est-à-dire ku góor ki bëgg a plaisir jabaram mënul def plaisir moom mooy jàngal boppam naka la ñuy amee plaisir jabar ji lu muy indi mu yokk li nekk ci moom jigéen boobu jëkkër ji mënul def plaisir ci moom jigéen bi mooy am culture u plaisir jëkkër ji lu mu indi mu amplifier mu dooleel li nekk ci ku jigéen travail individuel la ku nekk bu ñu boolee ñaari am doole société sénégalaise bi lii def góor Sénégal yaram il faut nga déparer si yaram parce que boo bëggee am bànneex foo koy jaarale ci yaram bi soo bëggee sàkkara bi jóg taxaw dëgër si yaram bi la jigéen bi aussi am na nu mu mel loo xam ne pour mu sëy pour am bànneex si yaram bi la donc li ngeen di wax ni tey fi ñu juddoo ak fi ñu yaroo loolu moo koy def ci nit mooy def góor Toto Ndiaye loo mel nii mooy def dëgg jigéen Toto Ndiaye lii yaram soxla fu muy jaar benn la nga juddoo Sénégal juddoo Australie juddoo États-Unis si yaram bi te juróom moo fa nekk juróom mooy bët li ngay xool dafay joxe sensation mooy dégg li ngay dégg daf lay joxe ay sensation li ngay ay sensation lii xeeñ lii jaar sa li ñuy jaar sa yaram day joxe ay sensation lii jaar si gémmeñ day joxe ay sensation boobu bépp doomu aadama si bu juddu sur
terre noonu la jigéen nii lay def jigéen buy sëy nii lay defa jëkkër ji jigéen buy sëy nii la war a defa jëkkër ji góor lii mooy góor Sénégal góor nii lay def bu dekkee kër ga sa jabar waaw ak sa jabar parce que daf lay yeb feneen dañ koy ne boo demee boo sonnee damal wax sa jabar mu raay la mu dem ne jabar ji dama sonn kaay raay ma parce que kooku foofu loolu lañ ko jaar gis nga culture boobu nag mooy def différence entre góor ak jigéen mais lii góor lii nga xam ne moo spontané ak li nga xam ne moom la ñu yaree nga xam ne dañ ko koy jox di ko toppatoo pour dimbale ko excité ko te toppatoowu yaramam bu demee ba mu yàgg ba nga xam ne problème yi bari nañu doole li nga xam ne yàlla ni mu ko mayoon li mu nekk ci diggu dooleem jeex na mooy érection spontanée boobu nga xam ne bu awra bi day jékki-jékki rek jógal boppam rien que ci xalaat wala ci gis loolu à un moment donné day deñ mu des nag li mu jàngal boppam mu bëgg a xaar nag jigéen bi defaral ko fekk jigéen boobu peut-être moom musul am bànneex pare na jur doomam it kooku du si sawar mu dem takki keneen ba nit ki am ci problème ba bëgg ñu génnee ko si il faut ñu dugal ko ci relation mais boo ci bëggee génn ba ñëw dimbal laajte ndimbal ñoo xam ne ñu ngi def lii mais amuñu benn problème di ñëw ba laajte ndimbal mais mënoon naa mënatuma nan laa war a def pour amaat kattan boobu génne ko ci li mu nekkoon comme ni muy wax dugal ko nag ci relation li di relation sexuelle li di communication lan mooy def lan mooy nit lan mooy moom lan mooy boppam ak naka la mun ne dugaatee en communication ak jabar ji ku góor ki bu rëyee explication yi wax ñi day tax il faut mu delluwaat parce que boo xamee lan mooy nit da ngay ànd ak humilité boo xamee luy nit da ngay ànd ak humilité il faut mu wàccaat mais il faut que jabar bi nag ñu tolloo munoo toll fii sa jabar tollu jabar mënu toll fii nga toll boo leen laajee lan moo tax nga ñëw ak kan mooy ñëw mun na nekk góor boo xam ne dañ ko soog a may jabar mu gis ci loo xam ne xamu si dara mun na nekk góor boo xam ne sëy na normalement mu jékki-jékki gis loo xam ne xamu si dara daal di ñëw consultation ne man kat dama am problème nekkatuma góor te dama am problème léeg-léeg bu yàggee nag day dem ba am problème ci diggante couple bi léeg-léeg mooy ñëwal boppam parce que def na tour bi médecine traditionnelle ba sonn xamatul nu mu def et heureusement comme yéen ñun ñu ngi wax léegi rajo yéen ñuy invité ñuy exprimé ci rajo bi bu ñu déggee rek daal di ne xaaral ma daw seeti mais toujours en dernier recours wala ki nga xam ne mbokk yi su fekkee xale buy soog a sëy mbokk yi ñoo koy ne yow da nga feebar demal consultation ñee ne ko kan moo la wax ne du ma ne mu ñëw ne la nekkuma góor boo ko laajee kan lu tax nga ne nekkuma góor mu ne parce que sama bàjjen moo ne nekkuma góor lu tax mu ne la nekkuma góor parce que mënuma maanaam duñu mën a dañuy bëgg a sëy ak seen jabar duñu mën a comme soit dañuy wax ne nekkuma góor soit dañuy wax ne gisuma sama bopp mais en fait trouble de l'érection la trouble de l'érection nag mooy lan mooy ki nga xam ne bëgg na sëy ak jabar ji nga xam ne boo bëggee sëy ak sa jabar il faut awra bi mu am fu mu toll donc léeg-léeg awra bu dafa toll wala day nooy torop du ñu mën a sëy wala itam awra bi jóg na waaye bu jógee day gaaw a daanuwaat balaa muy àgg ci jabar ji wala dina àgg sax mais tuuti rek mu daal di daanuwaat loolu mooy problème loolu yëpp trouble de l'érection bëri na mais bi premier motif de consultation bi nag mooy ki nga xam ne dafay ne toujours day ñëw ne damay gaaw a daanu boobu moo ëpp problème mu érection bi problème mu tële mën na dal googu nekk lu tax parce que nit yaram la bu nekkee yaram itam nit xel la mun nga toll foo xam ne féexuloo loolu mun na la dal mun na nekk aussi du question ne ci ku góor ki kese la mun na nekk aussi ban partenaire ban jabar moo nekk en face moom mun na nekk aussi donc wax nañu ko góor ki wax nañu jabar ji wala partenaire wax nañu aussi li nga xam ne moo ko wër environnement bi fi mu dëkk ak lan naka lañ ko yaree lan la dégg ñu wax ne ci société fu milieu culturel bi mu màggee góor bu mot góor naka la war a comporté woo mu jékki-jékki ñu may ko jabar ñuy dund jékki-jékki mu gis loo xam ne xamu ko daal di stressé gis nag mu bëgg a sëy ak moom du sëy donc environnement bi ku góor ki màggee ça joue beaucoup donc mu ngi joué ci moom ban sensibilité la am fan la toll ci stress mu ngi joué ci partenaire bi naka la partenaire bi di réagir bu gisee loolu est-ce que nekk na koo xam ne dina ko rassurer dina ko wax naan ko toppatoo ko ba nga xam ne stress boobu dina naaw wala nekk na koo xam ne dina ko wax loo xam ne day gën a yokk stress bi wala milieu bi mu màggee lan la ñu dugg ci xel ba nga xam ne bu gisee dara ci moom loo xam ne xamul lan la mu ngi def référence ak man déggoon naa ne ñuy wax ne lii la wala xala la est-ce que du xala mu daal di daw ci consultation mais en général de plus en plus nag ak émission yi ñu ngi commencé di ñëw dès le début bu njëkk ba da ngay gis dañuy ñëw ne la dama dem fu nekk ba mujjee toog parce que xamatuma léegi mënoo wax dès le départ ne kii daf ko juddoo c'est pas possible c'est-à-dire boo nekkee professionnel nit ki ñëw ne la dama bëgg a sëy mais gisuma sama bopp wala ama doole pour sëy yow mi professionnel mënuloo wax ne kii daf ko judduwaale loolu amul ne daf ko judduwaale mais ci biir waxtaan di nga xool ci diggante bi parce que am na koo xam ne dina ñëw ak yow pourtant musul sëy ak jigéen comprendre nga parce que dañuy foog ne que léegi parce que faut faire très attention dañuy foog ne que léegi nit ñi dañu dévergondé lu leen neex ñu def mais am na ñoo xam ne dañuy réserver pour seen jabar
analyse boo xam ne dañ leen koy defal dañ leen di wax ñu sëy ñoom ñaar que jabar ji dem laboratoire ñu def analyse pour xool walax njaan bi nu muy comporté woo mun na ëmbal parce que su ndox génnee rek mun na ëmbal su ndox génnee rek mun na voilà su ndox génnee ba walax njaan kase ak nenu ko jigéen ki rek mun na ëmbal analyse dañ koy seet dañ lay examiner normal dañ lay examiner normal surtout xool nag xuur yi parce que xuur taayu xuur bi j'espère que du ñu choqué trop c'est le testicule ci wolof mu ngi tudd xuur taay bi xuur bi gën a rëy ça veut dire que ci biir moo gën a am spermatozoïde xuur bi moo gën a tuutee ça veut dire que ci biir spermatozoïde bi wàññeeku donc ñun am na ñun volume bi la ñuy mesurer xool est-ce que volume bi normal na wala tuuti na trop léegi aussi dañuy xool aussi ween yi parce que góor du am ween léeg-léeg da ngay gis mën na am ween bu amee ween parce que am na leneen luy liggéey ci yaram bi ba nga xam ne moom moo tax ween yi di yéex te loolu mën na ko empêcher mu am doom dafa am ay hormones yoo xam ne baaxu si tey mën na la yéexal ci nga am doom xam ne mooy poids bi surtout poids bi toujours dañ koy wax moom